آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. Mon discours d'au revoir sera axé à 3 textes en 3 langues différentes. Ça ne serait pas long, mais je vous demande de patienter parce que je vais commencer par ce texte que j'ai préparé avec mes femmes de l'ambassade de Palestine en Wolof. Donc beaucoup de patience. bëgg naa wax ak yéen si wolof bu dee am nani diguma lakabi bu baax donte yàgg naa nekk Sénégal. benn kàddu rek la bëgg jëfandiku mooy cofeel. ndakam na cofeel si réew mi alu Sénégal dëkkuwaay yi l'équipe yi ak lépp li fi nekk si rafetayu askan wi nit yi am fulla fayda bare yërmande ak gam-gam te nangu wuñu dara lu jubadi. maa ngi leen di wax yéen samay mbokk réewu teranga jërëjëf si seen taxaw yi ni ngeen ma dalale ak seen cofeel jaar-jaar bu am solo te neex la fi dundu ak sama jaboot. maa ngi yóbbale seen tur seen turu dëkk yi ma jota jaar yóbbale ay natal ak fàttaliku yu bare yóbbale si sama xol seen cofeel ak seen baxaay budul jeex. Excellences, honorables invités, chacun et chacune en vos grades, noms et qualités. Chères sœurs, chers frères, chers amis, chers collègues, chers camarades, compatriotes sénégalais, compatriotes palestiniens, peuple géant de Sénégal, peuple géant de la Palestine. Je vous prie de me pardonner car je ne saurais vous dire combien je suis touché par votre sympathie que je perçois dans votre présence à ce rendez-vous d'au revoir. Rendez-vous spécial d'au revoir organisé à l'occasion de la fin de ma mission diplomatique dans cette sous-région. Vous êtes très nombreux à avoir répondu à cette invitation qui me tient à cœur et qui se vaut amicale hors de tout protocole. Comme vous le savez, j'ai passé 7 années de service et d'engagement pour la cause juste de la Palestine, votre cause. Cette cause en ce pays de la Teranga. Je serai donc incapable de raconter toute l'histoire ou énumérer les forts moments et les meilleurs souvenirs que cela implique pour moi. Il est très difficile de dire adieu lorsqu'on se sent chez soi, lorsqu'on se sent adopté par tout un pays. Mais le plus terrible est de devoir contrôler mes émotions pour qu'ils ne me submergent pas. Et je suis en train de le faire. Je peux faire un long discours en bonne et due forme, mais j'en dirai jamais assez. Le silence est parfois un meilleur langage pour celles et ceux qui en comprennent les signes ou le langage des yeux. Soyez sûrs que le moment est déstabilisant pour moi et que le monde m'échappe complètement. Soyez sûrs que je vous ai aimé sans filtre
et que je vous ai admiré avec toute mon humilité, et que ce qu'il reste est véritable et authentique. Il y a un proverbe en français qui dit exactement ça. Ce n'est pas adieu, ce n'est qu'un au revoir. J'ai envie de me laisser imprégner par cet instant fort et vrai pour en apprécier toute l'ampleur. Mes amis, après 7 ans d'intégration dans vos rangs, si je devais gagner quelque chose, c'est cet amour que j'ai ressenti envers chacun d'entre vous. Cet amour du Sénégal, de ses paradoxes, des Sénégalais, tous les Sénégalais, dans toute leur diversité, leur simplicité, leur ouverture vers l'autre et surtout leur foi. Je vous ai lu, je vous ai écouté. Je sais que votre amour envers ma modeste personne n'est que le résultat de votre attachement préalable à la cause palestinienne. Votre respect envers moi, c'est aussi le respect que vous avez démontré, génération après génération, aux valeurs de la justice, de la liberté et de la fraternité. Ces valeurs que vous incarnez parfaitement dans votre culture solidaire et d'engagement éthique et moral. Je sais que je ne suis pas le premier ambassadeur de la Palestine. Celui-ci était une icône dans l'histoire diplomatique entre nos deux pays. Je comprends seulement maintenant pourquoi l'ambassadeur Abou Fahd Abbasi avait choisi Dakar pour sa dernière demeure sur terre. Je sais aussi que je ne serai pas non plus le dernier ambassadeur de la Palestine à admirer le Sénégal. Mais je sais aussi une chose, mais cette année parmi vous était la plus belle expérience de ma vie. Elle fera l'objet d'un essai qui méritera d'être référencé, et j'y travaille. À la fin de mon discours en français, je forme le vœu que l'avenir sera meilleur pour nous tous, pour vous, mes frères, mes sœurs, mes amis, ainsi que pour vos familles et vos bien-aimés. En particulier pour nos deux pays frères dans le partenariat et la solidarité, mais aussi pour toute notre Ummah dans l'unité et le progrès. J'espère pouvoir élever les positions au lieu d'élever la voix, normaliser avec les opprimés et boycotter les oppresseurs. J'espère qu'on restera soudés et juste contre nos adversaires, souple et flexible avec nos amis. J'espère s'aimer la justice pour récolter la paix. J'espère pouvoir vous recevoir en Palestine, votre deuxième patrie, libre et libérée, libérée de tous ses occupants et colons. Inch'Allah, pour qu'on puisse lever ensemble le drapeau de la Palestine sur le muraille d'Al-Quds Sharif, sur ses églises, sur ses mosquées et sur ses remparts, partout dans la Palestine, entre le fleuve et la mer. وأنتم أهلها وناسها. أغتنم هذه الفرصة لأقول لكم أن 7 سنوات لم تكن عجاف، بل كانت مليئة بالمشاعر، مليئة بالذكريات، مليئة بالإخلاص، مليئة بالمحاولات. فإن اجتهدنا وأصبنا فمن الله الأجر، وإن أخطأنا نطلب منه العفو ونطلب منكم السماح. سامحونا ونحن سامحونا ونحن ننطلق إلى وطننا عائدين. سنعود إلى تلك التراب المقدسة، سنعود إلى أعز الأرض، سنعود إلى بوابة السماء
سنعود إلى أرض الإسراء والمعراج، سنعود إلى المرابطين لنرابط معهم وبهم حتى يأتي نصر الله. يرونه بعيدا ونراه قريبا وإنا لصادقون. إنه فتح من الله ونصر قريب وبشر المؤمنين. نحن نستبشر ببشرى الله، والله قريب والله معنا. وإن كان الله معنا فمن يخيفنا ومن سيقف أمامنا؟ سنكون مع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سنكون مخلصين لهذه الأمة، لهؤلاء الوجوه الطيبة. سنكون حملة هذا السر، سنكون أمناء على حبكم وعلى دعمكم وعلى تضامنكم بإذن الله. أنا لا يمكن أن أختم الكلمات بدون هذه العواطف التي خرجت عن السيطرة. وبكل صدق أقول، لأن كل ما أتكلم به يخرج من القلب ليس من العقل وليس من اللسان. أقول لكم فقط كلمة واحدة: هذه الأرض انتصرت لنا في زمن صلاح الدين الأيوبي، وفي أرضنا اليوم أجدادكم أنصارنا الذين انتصروا لنا مع أول الفتح ومع ثاني التحرير من الحملات الصليبية، وما زلنا ننتظركم في الحملة الثالثة ليكون إن شاء الله هذه اللحظة مكللة بلحظة أخرى نعود فيها كلنا منتصرين مسبحين حامدين شاكرين لله، لنصلي هناك في أرض الصلاة، في أرض القدوة التي اقتدى فيها نبينا محمد إماما للأنبياء والمرسلين، أولى القبلتين، ثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين، أرض المنشر وأرض المحشر. في النهاية أشكر السنغال رئاسة قيادة وشعبا، أشكر رئيسها الذي كرمني وكرمني باسمكم وكرمني من أجلكم وكرمني عندما علم محبتكم لي، كرمني بأعلى وسام لا أعتقد أنني كنت أستحقه، ولكن هذا الوسام العظيم الذي أضعه على صدري وسام القائد من الاستحقاق الوطني بدرجة الأسد، أنا بالنسبة لي هو مسؤولية إضافية سنثبت إن شاء الله مع الزمن وسنرى إن كنا نستحقها، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. نشكركم يا شعب السنغال، نشكر كل السنغال من كيدوغو، كولدا، زيغونشور، مرورا بكولخ العظيمة، مدينة باي، ليونياسان، إلى سانيا بامبرا، تيس، تشاناباسيك، ندياسان، بير، تيوان المحروسة، سان لوي، كامبرين، دكار، كل هذه البقاع أحملها في قلبي، كل هؤلاء العائلات الدينية المسلمة والمسيحية، وحتى هؤلاء الملوك الذين يكونون في الطبيعة، كلهم حملتهم في قلبي وفي ذكراي، أحملهم معي بين حقائبي، أحملهم معي بإخلاص، أحفظ أسماءهم. إذا لو كان كل سفراء الدول العربية مثله لابد أن تكون اللغة العربية متقدمة هنا في السنغال، لأنه لما جاء لقد اتخذ كل الناس جميع البشر إخوانا له. هذا لو كان يعني في نيتنا هو يبقى بلا أي انتقال من دولة إلى أخرى، لأنه مناسب للسنغاليين. من سفراء الدول العربية منغلقون في مكاتبهم وفي غرفهم، لا يقابلون أحد سواء سفراء الدول المغرب العربي أم سفراء الخليج العربي، لكنه هو من الممكن أن نقول بحقيقة الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر، هو رجل يحب الناس لذلك الناس يحبونه. أنا أتكلم، لكن لو كنت أستطيع قلبي يخرج ويقف هنا يتكلم، لأنه يعرف كثيرا فيما يتعلق بدولة السنغال. من الممكن أن نقول بأنه رجل كبير يستطيع دائما وأبدا بشكل شرمدي لا ينقطع ولن ينقطع أبدا أن يمثل فلسطين في كل الأرجاء وفي كافة الدول، سواء العربية أو الغربية، سواء الشرقية أو الغربية. لماذا؟ أنا
أعاون كوز فلسطينية القضية الفلسطينية. ورثت مساعدة القضية الفلسطينية من جدي إلى أبي، لأن أبي كان إمام راتب لكرسان بكان. أنا مدرس للغة العربية في مدرسة إفا بروس السنغال، أنا المكلف للشؤون العربية. من الممكن أن نقول بأن هذا واضح، هو تمثيل دبلوماسي لا في السنغال لكن في كل القارات dans tous les continents du monde entier. Il veut le représenter parce qu'il peut serrer toutes les relations arabophones, parce qu'entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Arabe et l'Afrique, il y en a des relations. Il faut concilier de ces relations, n'est pas seulement, on peut dire, des relations islamiques, mais des relations politiques. Dans ce cadre-là, la Bouddha an nahtarim al-alaqat al-afriqiya al-arabiya, لأن هذه العلاقات sont des relations classiques. C'est depuis hier. Historiquement, mais ne pas aujourd'hui. Dans ce cadre-là, il y en a des rapports diplomatiques entre le Sénégal et le monde arabe depuis l'aube de l'histoire. Depuis le temps de Moustapha Cissé, depuis Mamadou Diouf Bargny, depuis Sidi Lamine Niasse et l'ensemble des ambassadeurs du monde arabe. Cheikh al-Islam ma'roufun bi'amamatihi allati kana yad'uha ala ra'si wa kana sadiqan لجمال عبد الناصر في مصر وهو صديق لكل العرب في كافة الدنيا في كافة المكان. Il est le premier ambassadeur qui met les relations entre Afrique et le monde arabe. Depuis le temps de Jamal Abdel Nasser, depuis de Faisal Ibn Abdul Aziz, depuis Mohamed Sall Tout. jërëjëf Sall ambassadeur Safat dama yàlla dafa def ma bokk ci ñi nga xamante ni daanaka ñoo ko njëkk a xam Sénégal man ak Sidi Lamine Niasse. mun naa ni dafa ñëw Sénégal bi mu agsee Dakar bo 3 jours après la ma Sidi Lamine Niasse woo ni ma am na nouvel ambassadeur bu Palestine bu ñu affecté Sénégal mu jógee France ñëw fi daf may seesi nag ma bëggoon nga ñëw bis booba ba tey jii na ma xame woon docteur Safat ambassadeur de l'état Palestine mësta soppeeku mu nekk koo xamante ni ku gëm cause palestinienne la. wax naa léegi ni bi muy ñëw Sénégal intellectuels yi ak ñi xam politiciens yeeg ñëpp xam nañu lan mooy cause palestinienne lan moo dox diggante Israël ak Palestine waaye ñi nga xamante ni ñooy élèves yi nekk ci école yi étudiants yi Sénégalais lambda bi xamul woon lan moo boole arab yi wala boog Palestine ak Israël mais moom ci entre genre am ak Maurice fexe na ba cause palestinienne tey ji actuellement bépp Sénégalais mi ngi koy dund ci xolam fexe na ba leeral ko mu leer naññ ba nga xamante ni amatul benn Sénégalais boo xamante ni amati nga sikki sàkka ci ni palestiniens yi dañ leen a tooñ occupé seen suuf depuis 1947 mais en même temps aussi di leen bundu xataal di leen rey guddi ak bëccëg donc noonu la tàmbalee bi mu ñëwee fii Sénégal waaye li ci dàqati mooy dafa ñëw yëmu rek ci nekk ambassadeur yëmu rek ci autorité sénégalaise yi waaye dafa ñëw jaxasoog mboolem société sénégalaise bi docteur Safat boo demee ci kër Serigne si da ngay yaakaar ne fa la dëkk boo demee ci association islamique yi da ngay yaakaar ni fa la dëkk boo demee ci yi nga xamante ni mooy kuréel yi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu culture ak littérature da ngay yaakaar ni foofu la bokk donc nit la koo xamante ni daal vraiment dañ demoon ba jaxasoog moom intimité bi àgg foo xamante ni demoon nañ ba yaakaar ni du demati moo tax bi ñuy information bi accès ñu ne docteur Safat affecté nañ ko dañ koy jëlee Sénégal mission am jeex na fi dafa mel ni bombe la ñu dóor ndax mënuñu woon a imaginer ni dinañu séparé wu ak moom li fi des nag mooy àjjana moom noonu la tëddee waaw dara du sax ñëw na li am solo mooy dina fi bàyyi empreinte yoo xamante ni incha allahu taala dara du ko effacé bàyyi na fi ay souvenirs yoo xamante ni duñ ko fàtte mukk di ko ñaanal yàlla daal mu amaat yeneen mission yeneen ndomboy tànk yoo xamante ni dina ko permettre mu continuer di liggéeyal cause bi nga xamante ni moom la épousé muy la cause palestinienne. ki nga xamante ni moo koy wut xam naa ni dina sonn ndax am ambassadeur bu mel ni docteur Safat mu représenté Palestine ci façon bi nga xamante ni moom la ko représenté woon moom loolu luy jafee la doon du ma wax rek ki koy remplacé waaye mboolem ambassadeur arabe yi ne Sénégal pays arabo-islamique vraiment dina leen bàyyee coono ndax duñu gis ci ñoom mukk ci àddina bi koo xamante ni mel nga ni docteur Safat ci simplicité ci modestie ci fexe ba réussir li nga xamante ni moom lañ tuddee la diplomatie populaire loolu yaakaar naa ne moom jeex na moom loolu moom vraiment góoma ni dina am remplaçant ci côté boobu
di la gërëm baax nag di la sant Sall. waaw ñu ngi sant yàlla nahmadullah tabaraka wa taala alladi qaal subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu samiul basir. ñu ngi gërëm yàlla mi nga xam ne moo wax ne rañaanee na jaamam bi ci guddi jëlee ko ci Màkka yóbbu ko baytul maqadis boobu nga xam ne mooy saalisul haramayni mooy ñetteelu barab boo xam ne war nañu takk dem ziyaare ji ko ngir yàlla foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déparé woon ambassadeur bi tey jógee Palestine ñëw nekk Sénégal représenté Palestine ci liggéey boo xam ne néew na ambassadeur bu ko fi def mun naa wax ne presque sénégalais la dem na diggante ñëpp xeebul kenn liggéey fi liggéey boo xam ne servir fi l'islam ak baytul maqdis liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la sénégalais yi tamit delloo ko loolu ba gis nga tey discours bi nga xam ne bu daweeram li fi def loolu nag daf ñuy fàttali ñun suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim ñi nga xam ne dundam yëpp daf ko doon def pour défendre Israël boo xoolee ci xutbaam yëpp allahumma dammir Israël wa kullu dawlatin yusaayidu Israël ya rabbana ya rabbana loolu dundam bi yëpp daf doon ñaanal yàlla baytul maqadis yàlla génne ko ci loxoy noonu dundam yëpp dama di ko bind di ko ñaan fu nekk ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba ci 1963 bi lakkee baytul maqadis dem na wax yonent bi ne ko Malaziya Abdallahi sayyida xalqihi ataytu wa tadri ma taraktu waraayi fasal xaaliqi li tafrija kurbi wa karba man taallaqa bii inni baridu rajaayi rasulu shu'ubin yantamuuna li ahmada bi xubbin wa ixlaasin wa sidq walaa'i taxaddaahum aadaa alxanifata jahratan dégg nga noonu la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ñaanam ci ay tawassulaatam kon bis bi bis bu màgg la ndax Sénégal dañoo bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag ko bëgg da nga bëgg baytullaahil xaraam da nga bëgg masjidun nabawi ndax fa la tëdd da nga bëgg tamit baytul maqadis ndax dafa nekk ci ay yonent nga xam ne yonent yàlla Ibrahima mu nga fa ay yonent yu bëri ñu ngi foofu kenn ku nekk war na bàyyi xel ci ay ñaan tey ambassadeur boobu tey moo def liggéeyam juróom-ñaari at di tàggu waa Sénégal pour delluwaat réewam muy bés bu mag di ñaan yàlla defal ñu